ju góor ji caga ju jigéen ji. nee naa nga bëgg a wax mënuñ. billaay mënuñu. Karim est-ce que yàkkamti woo teel a wax. yàgg nañ ma wax da ngaa yàkkamti 5 jours yàlla di ma dëggal keroog ba Diomaye di waat di prêter serment prestation de serment taxaw di waat ni mu waatee ni mu taxawee laa xam ne ñii yoon bi ñeen nekkoon lañ jël duñu anti système man damaa bëgg diine gëm ko bu Chérif waxee dara li ma yonent bi digle mooy li mu wax laay gëm. mais quand même nekkul ci république islamique de ba nga bëgg Diomaye waat feneen ci kaamil. non waxuma mu waat feneen waxuma mu waat feneen constitution bi lay waat. non xoolal mais il faut pas ñuy jaxase. waaw donc nag ni mu waatee xam nga nag yow demoon nga fële ni mu waatee. lan la war a waatee ci constitution bi la mën a waat. mais Chérif devant un juge. je le jure. te yow doo xutbu doo wàlli. gis ni rek ne saa yi ni mu waatee. il faut ñu si benn point. man diine laa gëm charia laa xeexal loolu laa gëm su ma taxalee bi wax li ma gëm laay défendre. du ma défendre kenn li nga gëm gëmu république léegi Diomaye man dama xeex pour moom parce que damaa gëm ni am na une partie diine bu ëpp doole li fi nekkoon avant moom mu indaale ko bu ñëwee di waat damaa gëm ni man dina indaale tuuti diine ci li muy waat gisuma ci daray diine man lu mu waroon waatee mais mos bi daa xam ne shaytaan rajim bismillaahi rahmaani rahiim mais Karim yow tey yow ci li nga nekkul waaw man maa ngi ciy nekk mais loolu yow nekkuñoo ci conférence nekkuñoo ci conférence religieuse ba muy ñëw di wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim c'est grave quand même grave mais ci loolu ba la yéen. mais c'est grave institution la d'accord institution la jullit dafay taxaw chrétien bi dafay taxaw. waaw d'accord léegi Karim. moom il est musulman non. waaw. oddu leen dellu ci kër yi waxambaane yi liggéeykat yi ñoom lañ soxla ci biti caga bu jigéen gis naa ginnaaw caga bu góor ginnaaw caga ju góor ginnaaw caga bu jigéen gannaaw torotaar yi dañ fiy tere ku jaayu jaruta dem ciy télé pour jaayu jënduñu promouvoiruñu suñu làmmiñ doy na matle nañu coow li 60 ba léegi li tax ñu daanu suñuy bakken xam nañ ko kon jaruta wax sëñ Mbacke Ndiaye ñun jëluñu la de sama baat nag ci kaw ku bon la soo mu dugg yàqu bu mu dugg de ma teel ko signalé nag dama leen di wax rek Fall Mbabar wax na leen na ngeen ko dégg nag dégg nga Diomaye bon anniversaire Diomaye moom lax yi daa gaaw a duuf sax séeréer bii ak a gaaw a suur lax yi moom defagul kii sax moom civilisé na xaat waaye wax nga dëgg nag yaay suñu big bi boo suurul du baax lekkal ba suur sama séeréer bu ñaawul bi lekkal ba suur réew mi nag moom deseelatu la dara ki jàpp ni yow mii mën nga dara ci réew mi itam deseelatu la dara te ku réere mbir ni sëriñ si mën nañ dara ci réew mi bu boobaa dangaa duggagul ci tooxi doone bis boo duggee ci tooxi doone rek di nga yëg ni sëriñ si mën nañ dara ci réew mi te alhamdulilah itam beneen secret bi ci feeñ mooy ñëw ngeen pour toog pencoog sëriñ si waxtaan ak ñoom après nag sëriñ si ñoom ñoo xam ban façon la ñuy doxee mooy ñaan la ñuy doxee wala boog dañuy toog ba guddi ñu daal di toog waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal waaye lu mën di xew rek yéen seen jaan wàcc na. kulunaa yi ñoo demoon seeti benn sëriñ bi dégg ngeen li mu leen wax kulunaa yi jaaxle nañ de kulunaa yi jaaxle nañ nee na leen ndax sëriñ si dañuy toog ba waa sëriñ si lu leen tere dox bëccëg bëgg a xaar choisir ba guddi ah waxal ñuy dëgg wax leen dëgg paa yi nag dañ leen nànd ba pare xam nga kulunaa yi yéen ay dof ngeen paa yi dañ leen nànd ba pare di leen kokkali paa yaa ngi leen di foowe ñu ngi leen di balbaste déggal paa bi li mu wax saaga na seen ndey ñoom ñëpp mais kenn comprendre ñu ngay dundee yaakaar déglu li mu leen wax dañuy toog déglu deseelatu la dara ki jàpp ni yow mii mën nga dara ci réew mi itam deseelatu la dara te ku réere mbir ni sëriñ si mën nañ dara ci réew mi bu boobaa dangaa duggagul ci tooxi doone bis boo duggee ci tooxi doone rek di nga yëg ni sëriñ si mën nañ dara ci réew mi te alhamdulilah itam beneen secret bi ci feeñ mooy ñëw ngeen pour toog pencoog sëriñ si waxtaan ak ñoom après nag sëriñ si ñoom ñoo xam ban façon la ñuy doxee mooy ñaan la ñuy doxee wala boog dañuy toog ba guddi ñu daal di toog waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal waaye lu mën ci xew rek yéen seen jaan wàcc na. waay lambar gi yàlla bu mu jeex waay lii yàlla bu mu jeex lii comme cinéma lii dara dàqul lii man moom lii moom dama koy téye bu leen jeexal nag dem leen ci paa yëpp ma xool nañ leen doon nañu doxalee ak yéen dem leen ci paa yi bu fekkee da ngeen defe ne paa yi dañ dof paa yi xam nañ leen bu baax déglu leen waxee paa bi rek te ngeen mën a wax bu feebaree nopp yi koy dégg war a wér paa bi dégg ngeen li mu wax ak yéen du da ngeen di dof dof lu moo tax seen kanam yi ne yàgg mel ni ñu diwlin
wala ñu nàndal leen ko ngeen na yàgg xam ngeen li ngeen def dafa leen te jinne jàpp leen wër leen rek jox ñu lu ñu reetaat ñun moom saay bu ngeen jaaxlee ak saay bu seen tuun yi seen xuur yi di ñaq ngeen di dox gerees gi di wàcc ñun ñu ngi bëgg ñun moom gisatu leen ñi ci mbedd mi ñu dox gisatu leen ñu gàdd ay libéré dina gëj am ci réew mi de libéré am ci réew mi de bu soobee yàlla di ngeen ñu senday di ngeen dox a dox ba ñu se lañ doon mars Géejawaay dox leen dem Dakar Diourbel dox leen dem Dakar Patte d'Oie dox leen dem Dakar Tëngéej dox leen dem Dakar fi mu toll yéen ñu senday de di ngeen dox ba seen xuur yi peer di ngeen dox ba seen xuur yi peer tam ñun tànk yéen a ngi dox ñu ngi kontaan parce que fu ñu gisul ne fii amul paa bu génn di jéem a layal duñ kontaan te loolu nag cinéma la ci ñun ñoom saa neex jiyeetuñ koor gi boobu ak léegi yéen laay topp lii dara dàq en tout cas ca gannaaw ga moom ma won leen li xew ci réew mi xaaral ma won leen li xew ci réew mi xaaral ma won leen Sénégal kii xaw ma fu ñu jëm ñu tëdd sunuy kër di nelaw muy dëkkee xeex ñuy xëy di doxante sunuy muraan ak ñu koy dëkkee di ko xëree jaar ci ay tunnel di ko bajang-bajangee di ko pamte di ko xas di ko toroxal di ko mettital di ko lëjël tëj ko kaso xiifal ko feebaral ko maral ko mu taxawee ak na ngor ne Sénégal kese kenn du yow barricade këram 55 jours ñëpp toog di Ousmane yaay góor amuñu gëwël lañ doon jël Ousmane seto Alpha Basir Ousmane yaay góor mi yaay garadar ba réew mi jaaxle Ousmane yaa taxaw bilaay Ousmane ak njabootam gi bilaay yéenay góor géwél bu wayul ni dinañ ko way Ousmane yaay jàmbar ba mu mettee yow la ba ñu jaaxle yow ñu ne laqatu Ousmane ne duma daw ñuy jooy Ousmane ne duma jooy ñuy yuuxu Ousmane ne man sama bët yi du xonq Ousmane yaay góor Ousmane dawalal bu ngeen ñu way suñu bopp waxam dafa fekk intérieurement soxla wuñu mën a jaratuma mi sàmm kenn man ci réew mi ndax fii dafa baax mu dem ca kurus yi nee na kurus yi rek la dafay xeex gëm ngeen ku gëm loolu bind leen bu leen ma bàyyi ma dugg man kese de nañ bokkandoo ñun ñëpp nañ ko ànd weddindoo de bu dul fii àllaaxira dana metti de Ablaye gëm nga ko wax leen de bind leen de na page bi fees dooméraam yi ko gëm nag keroog yomal xeyam yal na seen safara fees bind leen ñi bindut moom yàlla na ngeen dem safara parce que fekk ngeen dëgg ñooñu ay nitu naa fekk lañ Tidiane aja cappax. Le Fonds monétaire international vient donc apporter de l'eau au moulin des nouvelles autorités de Dakar. En septembre dernier, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal avait pointé des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques de l'administration précédente. Le mois dernier, la Cour des comptes sénégalaise a affirmé qu'une partie de la dette du pays avait été cachée par les équipes de Macky Sall, ce que vient donc aujourd'hui confirmer le FMI. À Dakar, la correspondance de Léa-Lisa Vesterhoff. Il y a eu une décision très consciente, je cite, de sous-estimer la dette pendant les 5 dernières années, affirme Eddy Guémayel à la tête de la... xam nga dama taal YouTube taal Facebook taal Instagram problème amu fi de TikTok bi rek laay xool xam nga lu tax parce que ay doomu ñu continuer. Délégation du FMI, un montant délibérément caché qui s'élève à 7 milliards de dollars environ et qui correspond à la différence entre... Le Fonds monétaire international vient donc apporter de l'eau au moulin des nouvelles autorités de Dakar. En septembre dernier, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal avait pointé des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques de l'administration précédente. Le mois dernier, la Cour des comptes sénégalaise a affirmé qu'une partie de la dette du pays avait été cachée par les équipes de Macky Sall, ce que vient donc aujourd'hui confirmer le FMI. À Dakar, la correspondance de Léa-Lisa Vesterhoff.
Il y a eu une décision très consciente, je cite, de sous-estimer la dette pendant les 5 dernières années, affirme Eddy Gemayel à la tête de la délégation du FMI. Un montant délibérément caché qui s'élève à 7 milliards de dollars environ et qui correspond à la différence entre les deux estimations de la dette publique, celle déclarée sous l'administration Macky Sall à plus de 70% du PIB et celle calculée par la Cour des comptes qui se situe à près de 100% du produit intérieur brut. Dans tous les cas de figure, c'est un montant très élevé qui creuse le déficit public du Sénégal et qui a provoqué la suspension du prêt du Fonds monétaire international. Ce prêt ne pourra reprendre qu'une fois que les autorités sénégalaises auront identifié quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette. Il faut également que des mesures correctives soient adoptées, assure le FMI, pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. Le FMI devra ensuite décider dans les semaines qui viennent si le Sénégal décroche une dérogation ou si l'institution internationale demande à Dakar de rembourser ce qui a déjà été prêté par le FMI avant de reprendre un nouveau programme. Léa Elisabeth boobu laa tàmbale seen coow lu bari li yëpp lii la ma andi leen gaañ li fi jaar na man sama bopp dama dañ leen war a torturer te duñ dee ñii dañ leen di terroriser lu ñu wax rek fuñ génn nañ ñu seen ndey ba delloo leen ci mboy gi parce que loolu la ñu defoon lu ñu wax nañ leen wax yu saf sap ba seen doom yi di xataraayu te duñ ci mën saram ndayam nañ leen delloo wax yi man yóbbante bu ñëw ma jox leen ko doomu xaram yi nañ partager mu yegg ci ñoom te ñu xam ne seen génn gii toogoon bañ a génn sax ko gën parce que lambar-lambari goo xam ne bu ngeen yëgee lu ñu yëgut wax leen ñu ko fan ngeen di dem réew mi dox na rayatuñ fi nit tajatuñu defatuñu kenn toroxalatuñu toppatuñu audio jëlatuñu israéliens yi indi fi contrat yi jaayatuñ ko ñu ngi koy indi lan ngeen di wër loolu moo leen naqari réew mi dañu war a am jàmm waaye seen bajo baay waay may wax Amadou Mame Diop mel ni xalu tuulaa biir gudd ba ca kaw kanam gu lewet gi ma nga naan yàcc mel ni njool mu ñuy dab di ñand ma nga naan yàcc mu dem Amadou Mame Diop ak guddaayam beeg loos ba ma nga naan yàcc yow da nga fekkoon ne da ngay dee assemblée Mame Diop saay seen biiru baay ñëwal xaare yàggale du yéen ak sëñ Mountakha yéen la ak askanu Sénégal te da ngeen ne dëkk bi leen gën a jéppi dëkk bi leen gën a bañ ngeen dem waa Touba ñoo gën a bañ kuluna yi Touba mooy dëkk bi gën a bañ lee kuluna ngeen dem ba di ñaan njëkk sëñ Mountakha bu ngeen génnee rek am ñeneen danañ dugg wallaahi wax sëñ Mountakha yéen a ñan na leer da ngeen yéen génn ngeen mooy mbooloo dugg nañ wax sëñ Mountakha ñii fi ñëwoon ñooy ñan ay sàcc lañu benn sëñ Mountakha xam na seen doq yi di ji parce que Touba moom du ngeen fa baax le parce que yéen ña fa teewoon yéen ñoo ñëpp ay doomu xaram ngeen Mat Diagne Fadaak ñoo yéen ñëpp laa wax nag yéen ñëpp ay doomu xaram ngeen ay Mansour Faye yéen mosoo leen am soxla sëñ Mountakha mosoo leen am soxla sëñ Mountakha yéen da ngeen a yées koo xam ne alquran sax da leen a rëbb yéen politiciens yi ba pare alerté kilifa diine yi ngir ñu moytu leen parce que da ngeen di jaxase Sénégal toll na fi gudd yoo xam ne bari na lu bari ciw taalibe seen ngëm dafa wàññeeku à travers politiciens yi seenu mën a fen ak seenu mën a yàq der